jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës syndicat bi njaboote ñuy liggéey ci wàllub yoon door nu tey benn grève muy nag grève ñaari fan ñetteelu plan d'action ca la ñu toll ñoom liggéeykat yooyu ñu ne nag ba nëgëri nguur gi gestuwul seen i jafe-jafe la ñuy laaj nag bokk na ci ndàmpaay dëkkuwaay waaye tamit lépp luy projet de décret ñoom ba ñu koy nas ba keroog ñu koy jëmmal dañu cay liggéey loolu it bëgg nañu ñu jox leen ca ay ndàmpaay Cheikh Bamba Dièye moom nag nee na ànd na ak nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias ca doxalinam ndaxte lu mu gis mooy nguurug Sénégal dafay woote ab démocratie bu nekkul moom njiital FSD/BJ moom nag nee na àndul tamit ci li ñu duppee système de parrainage kàddu yooyu nag ma ko yëkkatee ca ginnaaw raay fële ca diwaanu Ndar ak dëkk ba ñu naan bari jàmm accident nag am na fa benn woto bu daal di fel gone gu toll ci ñeenti at dugguleet nag ñu ne ba at mi tàmbalee ba tey juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci xeeti accident yooyu nag loolee la ñu bëgg mu dakk moo waral askan wa daal di kon wàcc ca mbedd ma baare taliba di sàkku nag ñu defal leen ay doo daan lu ca mel ni yoo xamante ne oto bu ci ñëwee mën a teggi tànkam reportage bis bi nag ñi ngi ko jagleel ñi nga xamante ne ay yattkat la ñu féete ca rond point Liberté 6 di yatt bant ñoom nag ña ngay sàkku daal ñu gën leen a gunge ci seen liggéey boobee ndax liggéey bu am solo la naam waaye nag ñàkk nañu lool ku leen ca dooleel mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéeni kaay bu ngeen taaxee lu tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon muy syndicat bi njabootee ñuy yëngu ci wàllu yoon di SYTJUST daal di door tey seen ñetteelu plan d'action grève ñaari fan tey ak ëllëg ñu daal di jokkoo rek ak maître Ahmed Touré bokk nag ca syndicat boobee maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Fatou. mi ngi noonu ngeen daal di tàmbali kon seen ñetteelu plan d'action banque seen waxoo ci liggéey bi boobu mën na gën a ngeen di laaj nguur gi ay maanaam mu taxaw ci jafe-jafe yi ngeen di dund lim naa ko léegi ndax mën nga dellusiwaat rek ci tënk ci jafe-jafe ak tey ji lan ngeen di sàkku. ok li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nekk ci ëttu attekaay yi mooy liggéeykat yi nga xamante ni ñoo fa nekk ci ay conditions yu métti la ñuy liggéey su ngeen seetloo mat na léegi ñeenti at. ñu sumboon ay waxtaan ak pour def ay proposition de réforme ba pour mën a am justice bu mucc ayib mais li ñu seetlu mooy gouvernement Sénégal wax dëgg yàlla dafa xaw a soofantal justice bi tuuti ndaxte soo seetloo jafe-jafe yi ñu am bokk na ci plan de carrière liggéeykat bi nekk ci yoon mën na dugg ci bu mu jokkoo bi kon neexul du ñàkk ñu jokkoowaat ak ba léegi kon mi ngi ci buumu jokkoo bi met ndax mën ngaa ko wéy rek ci li nga xamante ni moom la ñu doon tudd léegi. waaw maa ngi doon wax léegi ne jafe-jafe yi dafa nekk egg foo xam ne fii jot na nguuru Sénégal jël ay matuwaay pour saafara ko ndaxte su ngeen xoolee justice li muy représenté ci réew li war gouvernement mooy bu fekkee syndicat bi def na ay proposition ñu liggéey ci càmbar ko xool liñ ci mën a def ñu def ko liñ ci mënut a def aussi ñu xam ne lii mënuñu ko ci def mais ñun suñu jiitalu waxtaan boo seetloo dafa mel ni amul njëriñ. su ko defee nag ñun ñu tàmbali grève boo xam ne bii jàpp nañ ne droit la boo xam ne constitution moo ñu ko may donte sax ne wane nañu ñun waxtaan ak diisoo la ñu jiital mais gis nañ ne amul njëriñ donc ñu commencé sumbu grève boobu di marché wu sénégalais yi nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni grève boobu indil na leen ko ci wutum kayit bi. maître voilà bala ñuy tàggatoo xam naa xëy na dinañ la laaj beneen laaj sax bu mujj waaye balaa boobu ñu gis ne également ci procès Barthélémy lu jëm ci mbirum Barthélémy Dias sax may jéggalu lu jëm ci mbirum ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Dias également ñu war ko déglu du yàgg dara maître ndax ñu gis ni ki àjjuma ji sax lañ ko fas yéene déglu moom Barthélémy Dias yéen ndax ba na nga ni da ngeen fi ngeen teg seen tànk du ngeen ko teggi. waaw xam nga actuellement soobu nañ ci second plan d'action ñu ngi waxtaan ak gouvernement bu Sénégal te am nañ yaakaar ni waxtaan yooyu dina am lu mu jur ci wàllu saafara li ñu bëgg wax daal pour mu leer ci bopp sénégalais yi mooy ñun liggéeykat yi nga xamante ne ñoo bootu ci syndicat bu ëmb ñuy liggéey ci yoon taxaw nañ temm pour défendre justice su Sénégal ndax mi ngi bëgg a sooke jafe-jafe yi bari na waaye ñun yemuñu rek ci diingat ko dañoo def ay proposition de solution li ñu jàpp nag mooy ressources humaines bépp réforme bu ñu mën a indi ci justice ressources humaines bi ñoom ñoo koy boot donc ressources humaines boobu su nekkee ci ay jafe-jafe liñ ci war a nguur bi war a def mooy indi ci ay saafara kon am nañu yaakaar daal ni saafara yooyu dina am incha allah ñu ngi masawuwaat comme ni ma ko waxee sénégalais yi di am yaakaar rek ne incha allah ñun ak nguur gi dinañ trouver une solution bu ñu ko trouver nag ñu dem liggéey ndax liggéey mooy defar réew. maître
ñu gis ne également ci procès Khalifa Sall bi keroog bañ koy àtte également ci ngeen daal di rek kon dàbbali seen ñaareelu plan d'action boobu ñu gis ni sax keroog jàppoon nañ ne xëy na gàllankoor dana am ci àtte baak yooyu waaye teewul àtte ba am na biir ñu gis ni saa yu mel ni su procès su àtte jub see daal ngeen di faral di gën a làbbali seen plan d'action yi ndax yéen a ciy jublu loolu wala. waaw xam nga procès Khalifa Sall bi dafa tombé ak ñu sumboon grève boo xam ne bi ci daanaka ci continuité lañ ko mën a inscrire li ñu bëgg wax mooy loolu ñuy waxee tuddee greffier ad hoc li muy jur ci ay conséquences sénégalais yu bëri xamuñu ko dafay indi li ñuy tuddee insécurité judiciaire parce que greffier nag moom mooy bëtu askan bi moom mooy seede bi nga xamante ne bi mooy doyal procès bi greffier boobu nag boo ko jëlee tànne ko tànnin boo xam ne bi daanaka jaarul yoon li muy indi ëllëg mooy nga defloo nit ki loo xam ne lii waru ko def ñun dañ ñoo formé centre de formation judiciaire ñu nekk ay greffier def 2 ans de formation ñu tàggat ñu ci suñu wàllu liggéey suñu bëggee contourner un mouvement de grève di dem jël ay greffier ad hoc naan di donner l'impression que ne am na procès bu dox procès boobu dara jaaru ci yoon li ci am solo aussi mooy ñu xam ko mooy dafa am ay conséquences parce que greffier mooy veiller ci li ñuy tuddee inaltérabilité des décisions de justice maanaam liggéeyu greffier bi yemul rek ci procès bi tey jii nii ñu ngi wax ay wax doguma la mais ñi ngi wax ni bu fekkente ni par exemple yéen comme ni ngeen ko doxalee keroog teewu leen waaye am na koo xamante ni waat na pour mën a doon greffier ci diir googu rek nga xamante ni ci la procès bi waroon am loolu tamit nee nañ yoon nangu na ko. waaw en matière correctionnelle am na ci wàll yoo xam ne yoon da koy nangu mais li ñu bëgg a wax mooy bu fekkente ne tey ñi ngi xeex pour indépendance de la justice li fi ñu war a njëkkee mooy am ay liggéeykat yoo xam ne tàggat nañ leen tàggat bu mucc ayib. gendarme bi ñuy jël wala keneen ki ñuy jël di ko prêter le serment naam sax mën na doon loo xam ne loi prévoir na ko mais du koo xam ne ki tàggat nañ ko pour mu mën a def liggéey bi ni mu waree parce que liggéeyu greffier yemul rek ci procès après procès dafay am donc li ma bëgg a wax daal mooy bu fekkente ne bëgg nañ defar justice réew mi doxalin yu mel noonu dañ ko war a réformer parce que greffier ad hoc bañ koy dugal ci code de procédure ba ay jamono la woon nga xam ne liggéeykat greffier amutoon mais léegi centre de formation judiciaire mi ngi recruter personnel bu doy jàpp nañ ni donc bu ñu bëggee defar justice bi recours yooyu dañ ko war a bàyyi ñu fexe jàngoro yi nga xamante ne mooy jàngoro liggéeykat yi ñu saafara ko je crois que loolu mooy solution bi. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax maître Ahmed Touré nga bokk ci syndicat boobu di SYTJUST ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ni ñu ko waxee SYTJUST daal di door rek kon tey ji ñetteelu plan d'action muy nag grève ñaari fan boo xamante ne nii tey ak ëllëg lay doon lu soxal nag Cheikh Bamba Dièye moom la mu wax rek mooy daal ànd na ak Barthélémy Diaz ndax moom moomee nag la mu gis mooy nguurug Sénégal dafay woote ab démocratie boo xamante ne nii nekkul njiital FSD/BJ wax na itamit ci mbirum parrainage bi ñu jund boobu ba tey nee na nag moom loolu àndu ci tey àndu ci ëllëg Cheikh Bamba Dièye kàddu yi ma ngi ko yëkkatee ca ginnaaw raay ñu teewlu ko ci micro Salif Sow. seetlu na juróom benn at ci gannaaw depuis ba Macky Sall nekkee ci bopp réew mi lépp loo xam ne mosoon nañ ko am te amoon ko ci xare amoon ko ci consensus amoon ko ci bokkoo ak bëgg jàmmoo ci réew mi ngi ñu koy xañ te li mu bëgg dëgg bu fekkee dañuy waxtaan rek di waxante dëgg du démocratie du jàmm li mu bëgg mooy jaay doole dafa bëgg ñu transformer ay esclaves mu yàq justice bi tas élection yi yàq système électoral bi dem ba nga xamee ne fa mbaxane doon benn mbaxane doon fa fukk ak juróom mu wëlbatiku ni nag léegi li mu bëgg mooy bu ñuy dem élection présidentielle képp ku fa war a nekk dafa war a nekk koo xamee ne si coobareem rek nga mën a doon candidat xanaa li mu bëgg bokk mooy nekk candidat moom ak grand Mbaye Ndiaye ak Farba Ngom defe naa ne bu ko defee ñu daal di koy def séddale bukki bii njuur bii sàmba bis des njëkkante la te njëkk naa si et ça c'est pas une démocratie bu ñu bàyyee loi wu parrainage bi jàll c'est même pas la peine nit di nekk candidat ndax dina fekk c'est lu ko jiitu mu wëlbati carte gi jaxase ko ba nga xamee ni ñaka soob ñaka neex rek kay nekk candidat Barthélémy Diaz xanaa kañ dafa di jàmbaar teel a wax waaye li mu wax man mii di Cheikh Bamba Dièye moom laay xalaat te moom laay wax aussi te loolu tamit dañ ko jegeñaale Khalifa Sall ñoom nag delluwunu gannaaw daal ci la ñuy wax ndax nee ñu kii di maire bu Ndakaaru moom mooy seenub candidat ci faluk njiitu réew mi ñu dëkkmal donte nag tëj nañu ko ràpp ci kaso bi juróomi at du tee nag ba nëga ni moom la ñuy wéy di jiital ci wote yi nga xamante ne nag moom la ñu dëkkmal ñoom nag la ñu gis mooy nguurug Sénégal ni muy doxalee jamono ji naam sax procès politique la ñuy wax ñoom nag daañu fexe tamit fayu te fayu gi rek mooy daal bu ñu yeggee nag ca mbañ gàcce ñu wane seen bopp ñu teewlu docteur Oumar Cissé ci micro Omar Thiam.
ànd ba 2019 porté candidature Khalifa le député maire Khalifa Ababacar Sall di ci liggéey bu mujj ay pour qu'il soit le prochain président de la République du Sénégal. procès politique la verdict politique la ñu ne kon nag ñun fu ñu jaar am taxawaayu politique. acte 1 de disqualification des adversaires sérieux du président de la République mi ngi commencé ci exilu Karim Wade. acte 2 ba mooy tëj le député maire Khalifa Ababacar Sall. acte 3 bi nag moo nar a nekk parrainage. bëri bi war a am 2019 dafa war a am nañu bàyyi rek Sénégalais yi ñu atte bu kenn atteeg say force ñi bëgg a nekk candidat Khalifa Ababacar Sall ci la bokk te dafa am projet dafa am équipe dafa am ay engagement dafa am conviction. kàddu yooyu mu yëkkatee ko ca Rufisque directeur national des domaines di Mamadou Diallo nekkit responsable politique APR ca Louga moom nag maa ngay sàkku daal ci ay ñooñam ñu daal di def seen kéemtalaay kàttan daal di nag manko ànd ak nguur gi su ko defee ñu dóorandoo xàccandoo ba ndam li nga xamante ne nii moom la ñuy yóotu ci atum 2019 ñu mën ko am nee na nag lu soxal nag maanaam intérêt personnel nañu ko ne tegg ci suuf loole nag mi ngi ko waxee ci ab meeting boo xamante ne nii ñoo ngi ko doon amal foofee ca Louga ci bi ñuy rek kon tëral mouvement boobee ñu duppee dafa jot dañuy teewlu moom moomee di Mamadou Mamour Diallo ci micro Thierno Fall. rafetlu la mobilisation bi Zal maa ngi lay féliciter. ma bëgg a lancer un appel important à tous les fils du Njambur ñu ñëw ànd ak ñun ci combat bu am solo bi ñuy def pour notre chère ville. Pour également la personne et la réussite de son excellence président de la République Macky Sall. ndax nag nit amul lu gën dëkkam nit amul lu gën réewam bëgg sa réew bëgg sa dëkk ci jàmm yàlla la bokk. kon nag doomi Louga maa ngi leen di tàllal loxo fii ci artères yi yéen ñëpp nga xam ne ñoo bokk bëgg-bëgg ngeen ñëw àndandoo ak ñun ci mouvement Dolli Macky ñu relever défi yi nga xam ne moo nekk suñu kanam maa ngi gërëm ñëpp di santat encore une fois suñu rak Zal Konaté avec tout son staff. diwaanu Ndar ca dëkk ba ñu naan bari jàmm ab accident moo fa am muy nag benn woto bu fel gone gu am ñeenti at ñu ne nag du guleet accident di fa am ndax bu ñu seetloo ci ndorteelu at mi rek juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci ay accident moo waral nag askan wa daal di wàcc ca mbedd ma baare taliba tey sàkku nag ci kilifa yi ñu daal di leen defar rek ay ralentisseur foo xamante ne bu fa woto yeggee mën a wàññi tànkam bu baax a baax ñu teewlu Ibrahima Gueye moom mooy chef de village bu dëkk boobee ñu naan bari jàmm ci micro Ousseynou Diop. dañoo am loolu naqadi ndax bii mooy juróom-ñaari accident yi nga xam ne am na ci dëkk bi sunu chef de village bi njëkk bi oto moo ko rey borom kii tey ñuy wax ni Mamadou Diol doomam ñetti doom oto moo ko rey fii ci buntu kër gi. am nañu lu ko metti lool am na lu nu metti gouvernement bi li nu bëgg mooy ñu defal nu doo daan ndax boo xoolee dëkk yëpp defal nañu leen doo daan te dëkk bi mi ngi nekk ci presque 1600 personnes. 1600 personnes mën nañu nekk ci kaw tëli bi. oto yi di daw guddeeg bëccëg di daw ay 120 130 ba 140. bu ñu fi accès xamuñu liñ continuer dañuy rey xale yi. fii mu ne am na lu ñu naqari ci gouvernement bi Macky Sall moom ci boppam mi fi yàlla teg na taxawal fii ñu am fii doo daan parce que ñun sonn nañu am doo daan ñaari doo daan nañu ñu ko fi defal. askan wi sonn nañu lii sunu naqar nag première mooy nañu def doo daan ci télé bi am nañu problème nag ndax na oto yi daw ndànk tey ji day daal lépp li ma mën a wax ndax sama njaboot sonn nañu ko am sa njaboot mu sonn nag war nga ko wax gouvernement. lu jëm nag ci fipp yi nga xamante ne nii ku tëddati doo nelaw ak fëkk gone yi naka noonu it di leen faat sous-préfet bu Pikine moom mi ngi rafetlu matuwaay yi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko ci dolli kaaraange gi ndax lu toll ci fukk ak juróom-benn ci commissariat nag daañu ko tabax ñettee nag ca Caaroy lañu ko fas yéene def ñeenti fan ci weeru avril foofe nag daal di nañu koy màggal ñoom it bu baax a baax ca Jaksaaw li ñuy sàkku rek mooy daal loolee nga xamante ne wax nañu ko nañ ko gaaw a matale ñu teewlu Souleymane Ly moom mooy préfet arrondissement bu Thiaroye ak Fatou Bintou Ndiaye moom nag député maire la foofee ca Diacksao ñu teewlu seen i kàddu ci micro Salif Sow.
ñëpp xam nañ ne réew yu ñu wër yëpp ñàkk kaaraange moo fa nekk ñëpp xam nañ ne terroristes yi ñu ngi def seen i mën-mën pour nasaxal nguur yi nga xam ne ñoo fi ne waaye ñu ngi sant yàlla fii ci Sénégal boobu ba léegi yàlla mu ñuy dolli sutura su président de la République xalaatee ne dafay dolliwaat sécurité boobu xam ngeen ne kon moom bàyyi na xel concitoyens yi bàyyi na xel sénégalais yi mais bàyyi na xel aussi saay-saay yi nga xam ne ñoo bëgg a ñëw nasaxal suñu réew. dégg nañ ñu ne dina tabax fukki commissariat de police ak juróom-benn te fukki yi ak juróom-benn ñun arrondissement Thiaroye am nañ ci ñett yi benn Thiaroye Gare la benn Diamaguène Sicap Mbao ak benn Zac Mbao déjà loolu su ñëwee fekk fi li fi nekkoon yaakaar naa ne mun nañ am yaakaar ne kaaraange gi dinañ ko gën a mun a gën koo mën a daan. ñu ngi may encadré bu baax par les éléments de la police les éléments de la gendarmerie bàyyiwuñ ma guddi bàyyi ma bëccëg te aussi commune bi dafa am benn kuréel bu fa nekk saa yu xëyee mu ngi veiller ci sécurité population bi moo tax maa ngi sant yàlla daal du ma ne dégâts du fi am mais du ni muy war a demeewul noonu. ñàngal ca commune bu Yène la nekk askan wa nag nee ñu bëggatunu chef de village ba fa nekk ba tax nag ña ngay sàkku daal mu jóge fa na mu gën a gaawee dem nañu sax kon bay def ay pétition ngir nag askan wa daal nangu ci ñu jëlee ko fa ñoom nag lu ñu bëgg jamono ji mooy ñu defal leen ay délégué de quartier dañ ca nag Ousseynou Thiam. cib assemblée générale bu ñu amal nag askan ñoom ñoo composé lii di village bu ñangal nekk ci lii di commune bu Yène ñoom nag nee nañ bëggatuñu benn yoon lii di seen chef de village boobu lu waral nag dàq googu nga xam ne ni annoncé nañ ko nee nañ nag dafa am ay manquement ci wàllu lii di administration locale bi waaye tamit yorin wa daanaka yorinu farfar loola ci seen i kàddu. En réalité sax moom rôle chef de village. À chaque fois qu'il y a un problème fii si Njangal moom au lieu que mu régler problème boobu politiquement comme c'est un politicien moom dafa am ñoo xam ne ñooñu lay waxal. Destitution la ñu wax on ira jusqu'au bout bu laajee ñu dem sous préfecture dañ koy demander immédiatement audience après le maire dañuy dem immédiatement si sous préfecture parce que administrativement moo ñu coiffé bu laajee ñu dem ba ministère de l'intérieur ba président de la république danañ ko def. naam de am na sax pétition bu ñu door te askan woowu li ñu bëgg tey jii nag mooy ay délégué de quartier ci place chef de village boo xam ne bii dañ koo jàppe ne chef de village par procuration la. ñun nag dañ ne Njangal ba màgg na soxlatuñu chef de village ay délégué de quartier tout simplement la ñu bëgg parce que li ñu def dëkk bi moo si taxaw du ay caaxaan donc chef de village destitué des délégués de quartier nommé loolu la ñu bëgg fii si Njangal junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari nit signé nañu pétition boobu ne soxlatuñu chef de village boobu nañ leen andil ay délégué de quartier. wow askan ne nag dinañ ci interpeller lii di maire diwaan ba ak lii di sous-préfet bu arrondissement bi ngir nag seen doléance boobu ñu mën koo satisfaire jëmmal ko ci lii di communalisation intégrale bi nga xam ne bii dafa dàq. ñeenti dëkk yu nekk ca commune bu Diass ñoom nag amal nañu toogaayu ñaxtu li ko waral ñu ne dafa am benn centrale solaire bu ñu bëgg nag tabax ci seen dëkk yooyu ca booree te ñoom duñu ko nangu benn yoon ñu ne sax maire ba lu jig ñaak mooma ndax loxoom génnul ca yëf ya maire ba nag weddi na lu ni mel ba set wecci Abdourahmane Diallo. ñi dëkkee Kawsara Paki Buuxu Xolpa di ay village yi nga xam ni ci commune Diass lañu ne ba léegi ñu ngi wéy di wax ni bëgguñu ab centrale photovoltaïque bi nga xam ni dañ ko fas yéene def seeni bërëb boobu ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu delloo leen seeni suuf si li ñu mel sax a tax ñuy joxoñ baaraamu tuuma waa mairie bi. L'objet de ce sitting vise à dénoncer. lu gën a waral suñu booloo bi ak suñu taxawaay bi moom mooy ngir boole benn projet central boo xamante ni dafa jëm ci wàllu voltage bu ñu war a installer jëm ci village yu Kawsara ak dëkk bii di Diass benn superficie bu toll ci 40 hectares projet bi kenn mosu see waxtaan ci conseil municipal bi nag ñoom ñoo génne benn rapport boo xamante ni dañ ko daal di déposé ci conseil bi askanu Diass bi mosuñu leen informé ci li ni mel. Que la population n'a jamais été informée. tontu bi nag xaaruñu ko waa mairie di xamle ni bërëb boobu nguur gee ko moom. mairie di Diass amu ci benn responsabilité état du Sénégal fu mu teg projet bi ay lotissement yi la
ñun ñëpp xam nañ ko ñun suñu sañoon tey su koy teg da koy teg feneen mais su tànnee ne foofu la koy teg ko ci ay lotissement ci loo xam ne aussi population bi ñoo ko moomoon mairie bi amu ci benn responsabilité parce que bu mairie bi moo ko wax ne ñu war teg ko fi état moo xool ne foofu la ko bëgg a teg parce que foofu moom moo ko arrangé foofu moo placé pour moom ba pare nag mu décidé ne ñooñu xam ne ñoom la impacté nee leen fu mu toll nii ku ci nekk ne amoon nga ci terrain demal jël sa ndàmpaay loo xam ne dinañ la ko fay lu toll ni mooy peine bu xam ne tamit am na ci sa terrain bi kon lu ñuy wax population bi mooy que ne képp xam ne d'accord ci lu état def soo koy ñaxtu dëgg ñaxtu ko ci état bi mais bu ko ñaxtu ci mairie bi. mairie bi sax di yokk di xamle ni ñi nga xam ni laaloon nañu seeni suuf ñoom ñëpp jox nañ leen ndàmpaay wala bokk seeni ndàmpaay mu ngi fi teewul ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ñoom jàpp ni seeni xeex bi dinañ ko wéyal. ñeneen ñi amal toogaay ñaxtu muy nag nappkat yi féete ca Kayar ñoom nag ay jumtukaay la ni sàkku ci kilifa yi lu ci mel ni moteuru gaal yi nee nañ ci 2017 ba léegi atum 2017 ba tey ña ngay daw ca gannaaw moteur yooyu te ba nëga ni kilifa gi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu napp ki joxu leen ko te booy xool nag ña ngi koy séddale ci Sénégal mu mel ni ñoom dañ leen caa fàtte Cheikh Anta Diop Sey la tiira nappkat yi nekk fii ci Kayar ñu ci bëri génnoon taxaw fii ci tefes gi doon fësal seen naqar nee nañ ci février atam 2017 ba léegi moteur yi nga xamante ne moom lañ doon xaar te nguur gi subventionné ko daanaka waa Kayar gisuñu si seen bopp. Omar Gueye mii mu fal ñun waa Kayar boolewuñ ci ministère am. tey waa Kayar fay seen alal jaay seen matériel dem fay seen alal depuis février 2017 am na ñu fay. booba ba léegi kenn mën a jot sa machine ñëpp ñëw si bàyyi seen dëkk ñëw Kayar di liggéey si waa Kayar toog croiser les bras amuñu lu ñu liggéeyee est-ce que loolu c'est normal te Macky Sall ku baax la ku bëgg mool Sénégal la ñu kon jàppale ne mool yëpp ba kenn ku nekk pour am machine lan moo tax léegi déjà mu jox département yëpp jox région yëpp seen i moteur Kayar bu saa yoo xamante ni bi dem nañu ñu CFAO ñun leen li su Kayar nekku fi ou bien état fayagul. ci kaw loolu secrétaire général bi ëmb nag kuréelu nappkat yi nekk fii ci diwaanu Kayar mi ngi sàkku ci nag nguur gi mu jàppale nappkatu Kayar ndaxte jumtukaay yi nga xamante ne ñoom la ñuy jox dëkk yu nekk Kayar daa mel ni dañ leen cee fàtte. neexuñu ndax mënuñoo gis dëkk yëpp di jot ay moteur ba mu des Kayar loolu mënatuñ ko dékku. na xam na Kayar bu ñu waxee tey ji bu subaa dañuy jëf tey nag mooy dernière fois ñu génn si média di wax bis bu ñu demee bay luwaat dañuy jëf. Kayar moo fi dese géej guy dund tey jii nii boo xoolee suñu mbokki moo lay dem Nouadhibou ñu leen fi tiré ay bal di leen faray ak dem Guinée-Bissau ñu leen di jàpp lépp ñàkk a aar suñu géej gi moo tax bu ñu aaroon suñu géej gi nii duñu soxlaa dem Nouadhibou duñu soxlaa dem Guinée-Bissau kon loolu ñu ngi koy jooytuwaale président de la République tamit. nappkat yi nekk fii ci Kayar ginnaaw loolu nee nañ rafetlu nañ bu baax njiitu réew mi politique bi nga xamante ni jël na ko ngir gën a suqali napp gi. gannaaw Kayar ñu yegg ba Dingiraay ma nga ca département bu Médina Yoro Fula askan wa yow foofu nag ne nañ dañoo bëgg daal ñu boole leen ci programme boobee di Puma ndax ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci ñàkkum ndox mu sell waaye tamit lu jëm ci mbirum courant ay jafe-jafe la yoo xamante ni yàgg na ba nu koy dund ñoom nag ci feetu indépendance bu Sénégal bi ci la ñu jaare rek wax li leen métti yëpp dañu fay fekki Abdoulaye Diallo. askan bi yeewoo ca goxu Dingiraay bu département bu Médina Yoro Fula ñooy réclamer seeni wàll ci programme bi ñu jagleel wàllu yeesalaat gox yi ci frontières yi seeni jafe-jafe yi fa gën a tar ñooy ñàkkum ay yoon yu baax jot ci ndox mu sell ak jot ci courant. ma ngoog kon ñuy jégglu ca boobee élément ñu àddu ci leneen muy nag jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci dem beeg dikk bi fii ci Ndakaaru li ko waral tey ji boo demee nag ci yenn gox yi am na ci ay yoon yoo xamante ne nii li ñu jàpp nag mooy doomu aadama yi ñoo fa war a jaar waaye boo xoolee dañu faa gaare ay oto ba kenn mënu faa jaar mu doon loo xamante ne metti na lool ña fa yeewoo fu ca mel ni Parcelles Assainies unité 24 25 jàpp ba 26 ñoom nag nee nañ mënatuñu dund loolu la ñu bëgg nag mooy ay yoon yu féex dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. ñu ngi fii nii ci Parcelles Assainies nit ñi ak oto yi daanaka ñoom ñoo bokk benn xàll bi ñuy dox. ñuy dox ak tànk goudron dañ ko defar pour oto. ñoo ko bokk ba pare te oto yi duñu may kii ñu jàll ñun tamit duñu may oto yi te en plus fii amul doo daan métti na moom métti na trop. ñu ngi nag ci Carrefour bi nga xamante ne moom moo xaajale lii di unité 24 25 ak 26 ci Parcelles Assainies fii nii nag mun nañ ne sax trottoir yi su nekkul ni oto yi ñoo si ne nañ jàpp rek ne daa am ñenn ñu ci lal.
est-ce que wóor na oto yi. wóoru mais yaa ngi ñu sànni si loolu li fi jaay ba léegi ba léegi muy am yàlla ndax fu ñu toog di ñaan yàlla trottoir bi ñu réservé aux piétons oto yi ñoo ciy taxaw en tout cas kii yooyu la ñuy problème yooyu moom fii moom dañ koy jànkuwanteel moom trop. jaaykat yi jaay ci trottoir yi piétons yi mun a dox. parce que trottoir dañ ko defar pour piéton. suñ sukkandikoo nag ci kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo faree fii nii ci trottoir bi ñoom dañoo gis ne seen installation yàqul dara dem bi ak dikk bi ñu dem sax ba yokku ci ne bés bu yàlla sàkk dañuy fay lii di juuti. dem ñu abal rek ñu fi ne dañoo abal fi ñu fiy jaay terrain bi du marché terrain bi borom daf ñu abal ñu fiy jaay. ngeen fay juuti dañuy fay juuti. waaw bés bu yàlla sàkk. saa yu ñu xëyee dañuy fay juuti. bis bu nekk lii yëpp ay juuti la dañuy fay juuti. dañuy fay bis bu nekk ñuy fay ñun taabale ndaw yi 100 francs ñoom ñii nii def naa 150 la ñuy fay xale góor yi biir ñu dagg soxla ñun 100 francs la ñuy fay tey nga tujjee ni 150 du barab bii rek fépp la ci Ndakaaru Njaay nit ñi ak oto yi foo dem rek da ngay gis ñoom dañuy xëccoo li nga xam ne moom mooy yoon wi te loolee nag léeg-léeg ñu daal di ciy gis ay cas d'accident. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Dione ñu wax nag ci wàllu caada bu ñu nee droit d'auteur droit voisin doon na yoo xamante ne nag képp kuy artiste war nga koo xam bu baax a baax ndax sa njariñ la moo waral nag SODAV nag di leen ci gën a ñaax lépp rek ngir li nga xamante ni moom mooy seen moomeel ñu mën koo aar bu baax a baax bi yoon nag tàggatu gu njëkk gi ñi ngi ko jagleel artiste plasticien yi Faty Dieng Modou Diop. ndaje la mënu jagleel loolu ñu naan art plastique ak graphique SODAV dem tase ak artiste plasticien yi ngir waxtaan ak ñoom. dafa doon catégorie boo xam ne ñi ngi wane ne ñoom it ñi ngi fi ci lañ bokk am nañ ay àq ak yelleef yoo xam ne fas yéene nañ ko jël si. donc lu ko doon waral mooy ñoom seen bopp ñu organiser wu créer ndaje bu mel ni weccoog ñun sottanteeg ñun xalaat ci ak yelleef yu leen. seetlu ne que ne droit yi quand même artistes yu bari même ñi ci jàng ñi sax am njàng mu sori xawuñu ko comprendre trop donc genre rencontre mel nii dafay permettre ñu gindi leen ci yu bari pour ñu mën a xam aussi société bu mel ni SODAV lan la leen mën a indil. waxtaan ak ñoom. xelal leen ci li ñu naan droit d'auteur ak droit voisin muy ay baat yu ñuy faral di dégg. droit d'auteur saa ñu ko waxee rek mooy ak yelleefu ñu nga xam ne ñoom ñooy créer ñoom ñooy fent pour wax moo bi ci wolof donc droit d'auteur day récompenser day neexal ñu nga xam ne ñoom ñooy xelli seen xel di fent droit voisin. du kuy fent moo ko am mais ku nga xam ne nag moo xam ndax ci talent wam ci mëninam moo xam ci koom-koomam daf ciy def pour mun a tax œuvre boobu noonu ñu fent nit ñi mun ko wasaare. ñu amal xew-xew bi ne xel dal na bu fekkee ne itam am na jéego yu bari yu ñu war a def. ci le désordre non xam nga désordre mooy. nit ñëw ne la man artiste laa dama ko doon sama yaay non c'est pas vrai nit ñëw tamit ne man artiste laa foo ko jaagee non dama ko kii ab caméra dama gis un jour dama yoroon caméra après am ñun loolu lañ dëkk donc yëpp feeling la amul jàng parce que Sénégal moo créé loolu moo créé ne réussite mooy université ku jógul université bu ñu la daa école ñun la demal wuti métier après tu deviens photographe tu deviens caméraman tu deviens chanteur tu deviens danseur mais c'est pas vrai. sama xel dal na waaw parce que ñun déjà bi ñuy ñëw sax dañu indaale ak sunu ay services yi nga xam ne ñooy toppatoo mbirum adhésion bi ñooñu déjà dinañ fi ñëw nañ fi te dinañ balaa ñoo dem dinañ yóbbaale ay artistes yoo xam ne ni dinañ bokk SODAV. artistes yi ak ñiy jiital ci liggéey bi ne dañuy wéyal xeex bi ndax loolu ñu naan droit d'auteur ak droit voisin ñu jox ko gëdd bi mu yellool. nañ koy xawoon sànq tey ji nag reportage bi ñu jagleel ko rek ñi nga xamante ne ay yettkat lañu di yëngu ci mbirum bant féete fële ca rond-point Liberté 6 ñuy def nag liggéey bu am solo liggéey bu metti waaye liggéey tamit bu laaj ku leen dimbali ñu ne loolu képp moo leen manqué ku leen nag jàppale ñu jël dañ ci ànd ak Aïssatou Paye. ci bërëb bi nag la Samba Ndaw ak Gallo Gadiaga di yette seen bant seen inspiration fii lañu koy amee
lépp lu ñuy liggéey nag ak seen ay loxo lañ koy defaree yett bant bi ba mu rafet. suñu matériel lépp loxo lañ liggéey lépp yëpp nekkul liggéey machine liggéey loxo la moo ko liggéey ak ay sémiñ ak serem ak sawta. tuuti moyen la moo nu jàpp comme ni dal ouvrier yëpp. parce que su fekkee ne am nañ yenn moyens nii mun nañu weesu fii parce que li nga gis nii rek xam ne xam-xam moo koy def voilà li nga gis fii xam-xam moo koy def. ñoo xam ne ñun dañ leen di liggéeyal sax ñoom ñuy jaay ay foire ak kantaan ñun ñoo koy liggéey. mu nekk nag liggéey bu metti ñi leen jàppale néew loolu ñaari liggéeykat yi ne ñoom li ñu bëgg sax mooy li ñuy defar ñu dem ba mën ko jaay à l'international. ku ñu jàppale ndax affaire yi mi ngi koy yóbbu si kaw ndax gars yi mu ngi ko gis xam nga ñu ngi see gis suñu bopp xam nga parce que liggéey bi fii mu nga liggéey fii mais il faut am nga xam ne day jàppale parce que liggéey bi mu ngi ko yóbbu ay cosas si réew tubaab bi xam nga. yettkatu bant mu mel na nag ndono la Samba Ndaw moom itam li mu bëgg mooy jàngal doomam bu góor bile. daanaka liggéey bi mooy sunu école parce que ñun dañuy nekk xale yu ndaw comme ni nga gisee nii ma ànd ak sama doom bi da ngay nekk xale bu ndaw ñu lay téete di lay indi sa paaka bi léegi ngay màggaale si métier mi quoi gi nga sama doom bi sànq maa ngi ko indi tey feet la ma indi ko ci si fabrique bi xam nga mu xool la gi nga papaam li muy yëngu. maa lii. lan. lii nu mu tudd. xam nga tuur. table. da nga bëgg di defar ay table comme sa papa. waaw. jaajëfal ko baax Aïssatou Paye xët yu njëkk yu yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay yu bari xëy dellu si ci kàddu yi 3 avril yu président Sall ak maaj ga woon démbit ci 4 avril gi ci réew mi ñeel feet ak indépendance observateur jàpp ci kàddu yi président milliards yu bari yu ne tudd na ko ca ay diggee na ko noonu liggéey yu mu defagum ba fii yéenekaay bi ne jàngalekat yi nag duñu saf ñu doon lekk ba ca digg ba ñu téye seeni yoxo ndax lañ doon yaakaar mu jun ko dégg docteur yi ñoom yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne seen xel dal na ci kàddu yi président waaye nag ñu ngi yeeru di ko may gët ba xam kàddu yi président jëkkeroog 3 avril nag biñ dëgmalee feet ak indépendance gi le quotidien paquetage la ko tuddee taxañ gi ñeel wàllum karange njàng mi wér-gu-yaram ak yeneen Walf Fadjri gis ne président discours premier ministre la amal keroog di moytu yi ëpp solo ñu doon xaar ci moom ne fay diggee rek rawatina jëmee ci jàngalekat yi ne ci grève direct info ne loo ci mën di dégg nag moom feet gi démb neexoon na di ci l'armée bi di ci ndaw ñi yéene kaay bi mel ni nag kuy rëccu la cee njiiti réew Afrique sowu jant yi teewul ak opposition bu Sénégal direct info fàttaliku ci weneen wàll bisab démb bi ndem si yàlla Doudou Ndiaye Coumba Rose waaye it Amadou Mbaye Loum ndax seeni waar yi daa bay ci anam yu rafet bu indépendance massa jot le soleil xëy ne défilé coldaar gi seeni jumtukaay défilé civil gi lépp démb ak la kàddu yi président Sall ëmb lépp a dal xel vox populi de président diggée na joxi ngànnaay yeneen l'armée bi déwén nag at ya ca topp chef de village yi ba tey ak yéenekaay bi di vox populi mel ni ku naan ko déet président balaa ngay yokki char de combat ki yeneen delloonu sunuy salaire ak sunuy wote yéenekaay bi di réew mi seetlu gi mu def moom mooy feetu indépendance ci boppam la nit ñi xëratul Idrissa Seck ci le quotidien ginnaaw kàddu yi président Sall ne la ca desoon rek mooy mu jéggalu waa Sénégal jéggalu ndaw ñi amul xëy jéggalu mag ñi nga xamante ni moom ak Abdoulaye Wade baaxee woon nañ leen plan Sésame Idrissa Seck ci le quotidien dem ba naan way Youssou Ndour bi di jéggalu la koy may moom président Sall Seydou Gueye porte-parole bu gouvernement bi ci laas ne wax Idrissa Seck du wax ju xóot du wax ju jariñe wax ji ak tambaambalu git mu jàpp ne ci réew mi du ko jural dara njabootug Abdoulaye Wade gi nag Seydou Gueye ne Wade bu mu ca mën a doon danañ ko daan kàddu yi Abdoulaye Bathily gi joxu ko genn ak solo ndax mu ne comprendre na Bathily mi nga xamante ni mësul am ci élection 5% Idrissa Seck mel ni ku leen di nag xëbale ak jubóog Abdoulaye Wade ndax ci direct info ma nga cay dellu naan Karim Wade dig na ko jubóole ko bàyyi ja Abdoulaye ndax nag mu ne Karim xamal na ko ne xippi na la gët ya ca xam na lu bari la cloche ne ginnaaw téléphone Karim Wade Idrissa Seck gindi ko amaat na diggam ak njabootu Wade gi njabootu Diaz moom di yëglu ba tey ak la cloche ñu jàng ci démb ne Barthélémy Diaz dañu ko xaj xéewlu gi ci kaso bi njaboot gi di xamal nag kilifteefal kaso bi ne lépp lu ko fa dal ñooma 4 avril bi du rek nag président moo ci yëkkati kàddu Bougane Gueye Dany njiital D-Média di njiital mouvement gëm sa bopp daal dina yëkkati kàddu ci la tribune ci li waral mu ne muy wër réew mi boobaak léegi ca jànn malaxi ci bët saalum bu Sénégal la yëkkatee kàddu ne nag taxaw jot na jóg na ko noonu ngir daal di génne Sénégal ci guute gi mu ne 60 ans mu ne daanaka ci loxoy politiciens yi professionnel ca nag du benn jéego bu ñu defal réew mi du benn performance Sénégal mu ne ba
tey ci réew yi gën a ndóol réew yi nu gën a dimbali réew yi ëppi bor élection yi ñëw nag moom Bougane Gueye Dany ginnaaw ba mu wëree réew bi déglu askan wi ñaari yoon la gis ne ñoo fi sës benn ñu dem ci changement ci lu wér soppi wala ñu wéy ak politiciens yi rek yi nga xamante ni seen pexe du leen lu may guddal seen nguur ak seen i ngëneel moo leen gën a yitteel mu ne yitte askan wi yitte askan woowee nag bokk na ci wàllum kaaraange ak lu leen di taxale ak saay-saay si rey ak sàcc seen i doom enquête xëy ne loolee président Sall tontu yamu ci indi mooy fas yéene ci mbedd yëpp daal di fa dugale vidéo surveillance caméra yu jël saay-saay si seen i xar kanam ak ki nataal ci képp koo xamante ni yaa ngi def fi ñaaw teef président yamu ca ndax diggée na tabaxu commissariat yeneen gendarmerie caserne sapeur naka noonu càccum gune yi nag directeur général bu police bi ba tey enquête di leeral de nag loo ci mënti dégg coow li yëpp ñetti cas rek moo ci wër la des yëpp ay rajo kankang la wàllu sport ak lamb ji amateur yi nar a am lamb ju neex sunu sukkandikoo ci sunu lamb ndax xëy na xamal ñu tey ne am na ñaari promoteur yu dox yu fexe am jamono yi Balla Gaye 2 Modou Lo Amina Poté moom am na combat taxaw na observateur ne promoteur buñ naan Mor Cissé moo fa jaar tegal ko 6 bitar ñi daan Amina ci gàttal dugaat na ci buumu sëy yéeni kaay bu groupe Futurs Médias ne sunu goro nag wata bu bees tàq la ko jox bind ca plaque ba Amina Poté teg ca wéyale ànd ak moom ca Dubaï ngir lune de miel. jaajëfal ko bu baax El Hadj Assane Gueye mbokk yi sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkk ci yéen.